7h36 ñu ngi jégalu am ab jafe-jafe bu ndaw ci wàllu technique bi moo taxoon ñu commencé dagg ko teg clip pare ñëwaat yooyu yëpp nag ay xeetu cat la rek ndogaan la yàlla nañ ci yàlla musal. alors 7h36 sànq bëggoon nañu leen won l'observateur li mu xëyee tey parce que ñëw nañu ci yéene kaay yëpp ak ni ñu xëyee ak seeni xët bu fekkee pare na ci ginnaaw ñu dem seeti Abdoulaye Diédhiou nous présente le menu de l'observateur de ce jeudi 5 février 2015. Bonjour Laye. Bonjour Pape Pierre, bonjour à toute l'équipe de Yeewu Leen. Ravi de vous présenter l'édition du jour de l'Observateur qui est largement revenue sur le rassemblement du Front patriotique à la place de l'Obélisque. Wade qui réussit son coup et Macky Sall qui réagit. Je ne vais jamais tomber dans le piège de Wade. Et c'est pour relever que le président Sall prend très au sérieux le cas Wade qui se radicalise jour après jour. Après qu'il a prévenu ses hommes de ne pas tomber dans le piège tendu par son prédécesseur, le chef de l'État a pris des initiatives pour mettre Abdoulaye Wade devant ses responsabilités avant d'agir. Et comme le président Sall connaît bien son père, il ne veut commettre aucune faute qui pourrait lui faciliter la tâche. De la forte recommandation faite par Macky Sall à ses plus proches collaborateurs, je cite, Abdoulaye Wade agit ainsi, c'est qu'il est assis sur un plan mûri et dont il ne cherche qu'un champ d'application. Il ne faut surtout pas tomber dans son piège du moment en lui offrant l'opportunité de dérouler son projet. Également à la une de l'Observateur, un entretien que l'international sénégalais Issa Sissoko a accordé à l'Observateur. Et il faut juste relever qu'après La Vengeance dans la peau, film d'action américano-allemand réalisé par Paul Greengrass et sorti en 2007, les cinéphiles découvrent en 2002 La mémoire dans la peau du duo Tony Gilroy-Williams, Blake Aaron. Aujourd'hui, l'Observateur vous propose La tanière dans la peau avec comme acteur principal Issa Sissoko, ce dernier qui aurait pu jouer les cow-boys à la gâchette facile, entrer un coup de vent dans la tanière pour solder ses comptes avec Giresse et pourtant bon joueur. Le bilan de Giresse est plus positif que négatif, a-t-il affirmé dans un entretien accordé à l'Observateur. Et enfin, pour terminer, Pape Pierre, une affaire de fait divers qui s'est produite devant la cour d'assises de Ziguinchor hier. Le mari cocu avait tué l'amant de sa femme, surpris en plein débat. L'accusé, Mourtalou Baldé, est condamné à 10 ans de travaux forcés. Il a été déclaré coupable de meurtre par la cour d'assises de Ziguinchor. Mourtalou Baldé avait tué Mamadou Diao à coups de couteau après l'avoir surpris en pleine intimité avec sa femme. Voilà, Pape Pierre, c'était tout pour la une de l'Obs du jour. À vous, à toute l'équipe de Yeewu Leen, aux téléspectateurs, aux lecteurs, bonne lecture. merci Abdoulaye ñu ngi lay gërëm bu baax mu nekkoon menu bu l'observateur dem leen ngeen jëndi ko pour yéen ñi ko jëndagul ñi ko jënd ba noppi ñaanal na leen léegi wax na ko bonne lecture loolu nag lañ ci def tey le 5. alors ñu dem ci xibaaru jaww ji nag di météo dañ ci ànd ak Fatima Ba tey ni démb ak bërki démb yeewu nañu ak seddaay quand même seddaay baa ngi Ndakaaru ndaxte yeewu nañu ak lu toll ci 7 degrés. 17 Pape Cheikh 17 degrés plutôt. waaw xam nga ne coppite amul ci température yi daanaka lundi ba léegi fi ñu newoon ba léegi ñu ngi fa gis nañu ne peexum fajar geek guddi gi mi ngi fii fépp ci biir réew mi waaye itam naaj bi nga xamante ne bu demee ba boori 11h jàpp midi yooyu dina génn fépp itam ci réew mi waaye jàpp leen ni ba tey ci suba teel gi Kolda ak Saint-Louis ñooy am température yi gën a tuuti di 15 degré bi gën a mag di 19 degré ca Tambacounda lay doon ci diggante bi Podor Matam ak Linguère dinañ am ku nekk 16 degré Diourbel dina am 17 degré Kaolack dina am 18 degré Tambacounda 19 degré di température bi gën a mag ci suba teel gi Kolda 15 degré Ziguinchor 18 degré Kédougou 18 degré ni ma ko waxee naaj bi dina génn ci diggu bëccëg gi loolee waral sax température yi di yéeg boori ñaari waxtu jàpp ñetti waxtu yooyu rawatina ci biir réew mi fu ci mel na Kédougou Kolda waaye itam ca Diourbel ak Tambacounda foofule ñooy am température yi gën a mag di 37 degré bi gën a tuuti 23 degré fii ci Dakar lay doon Saint-Louis dina am 31 degré Podor 32 degré Matam 34 degré Louga Linguère 33 degré Diourbel 34 degré Kaolack 35 degré Tambacounda 36 degré Ziguinchor 35 degré jàppale ni peexum fajar geek guddi gi ni ma ko waxee mi ngi fii ba léegi rawatina diggante littoral bu Dakar ak Saint-Louis waaye itam naaj bu tàng jër ci diggu bëccëg gi
waaye itam meneen péex bu demee ba boori 18h jàpp guddi ñu wax ci lu jëm ci géej gi nag wàccoon na ci guddi dina wàccaat itam bu 15h tegalee 20 minutes géej gi dina yéeg bu ci kanamee tuuti bu 9h tegalee 30 minutes dina yéegaat itam bu 21h ci guddi tegalee 45 minutes ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo di dem géej di wuti jën jàppale ni moment yu gën a am solo léegi nii 7h45 9h45 19h45 ak 21h45 jant bi fenk na ba noppi ay simili yu néew rek mi ngi nii 7h37 mi ngi yaakaar mu soo bu juróom-ñaari waxtu ci ngoon na tegalee juróom-ñeenti simili Pape Cheikh lii mooy li gën a fës ci xibaaru jaww ji. merci Fatima 7h41 mooy doog a jot defe naa am nga jot dem toog ca ginnaaw ndekki sa ndekki bu baax pare dellusiwaat wax naa ko démb lu ñu fi denc ci ndekki rek moo koy lekk complice bi nag Alfi la tudd Alfi Ba ñoom ñaaree complice lañu donc Fatima ñu ngi lay gërëm bu 8h jotee boo dellusee di nga yaatal xibaar yi ci wolof démb lañ doon célébrer bis bi ñu jagleel xeexu jàngoro bi di cancer ñun ci sunu mënin rek jëm nañ ci waxtaan tuuti ba am lu ñu déggoon ci RFM ba tegal leen ko waaye tey ni alxames bu ne dañuy waxtaane lépp lu jëm ci wàllu wér-gu-yaram tey Fatou Kiné Deme dige woon na ko indi ay leeral ak it gëstu ci feebar boobule di cancer ndax démb la ñu jagleel la ñu ko jagleel bis pour xeex ko. ni nga ko waxee Pape Cheikh noonu la dellu di nuyu Bijou Kia di nuyu également ñi safoo télévision Futur Média rawatina ak seen émission yeewu leen. ni nga ko waxee noonu la démb lañ doon màggal bis bu ñu jagleel xeex cancer. moo tax tey également ñun tamit ñuy xool nuñ ci mën a taxawee. waaye jàppal rek ni ren ji am na particularité. muy lan xeex bi dañu ko accès ci mode d'alimentation naka la ñu war a lekkee. ci lekk bi parce que nee nañ li ñuy seetlu mooy étude yu ñu def. xool nañu ne téeméer boo jël ci ay cancer. fanweer yi lekk yi moo koy sabab. donc am na nu ñu mën a changer duñu sax lu ñu loo xam ne tàmm nañ ko lekk dañ koy bàyyi déedéet day am nuñ koy soppee maanaam di ko togg bu mucc ayib su ko defee buñ ko lekkee mu mën ñoo jural ngëneel. waaye tamit li ci gën a kii sama turandooy xam nga ñi ngeen may faral di wooye les bàjjenu gox. ñoom la ñu jël jiital leen. bàyyi leen nag ñuy ci gox goxaan yi pour ñuy sensibiliser borom kër yi c'est important. mi ngi noonu di leen sensibiliser ak yooyu. ci kaw loolu sax dinañu am invité tey. c'est le professeur Mamadou Diop. bàjjenu gox la wala. comme dafa ne bàjjenu gox yaa ngi def relais. waaw ñoom la ñu def ñoom la ñu def relais ren. d'accord pour que ñu wàcc ci terrain bi. di waxtaan ak njaboot yeeg yooyu. mais professeur moom cancérologue la. cancérologue la effectivement professeur Mamadou Diop cancérologue la. moom mooy directeur institut Curie. xam nga ko bu hôpital Le Dantec. dina fi teew incha allah ci kanam tuuti pour gën ñoo faram-fàcceel feebar bi. jeex na kon ci kanam lay doon bu yeboo rek ngeen may ñu nopp ndax defe naa xoddee ko balaa ngaa lakkale baax na tubaab sax doo ko wax mieux vaut prévenir que guérir te jeudi bi d'habitude ci la ñuy dox ak ki nga xamee ni moo di Fatou Kiné Deme ca kanam itam yéen ñi wut liggéey yoon na ngeen ñu seen ay message ki yaa tànn na ci ñaar yoo xamee ni dinañu ko jàllale am nañu offre d'emploi et ñun li ñu bëgg rek mooy fajar gi yéen ñëpp ngeen di jóg di job yi. waaw comme ni ko Pape Cheikh annoncé tout à l'heure dinañ jàllale ñaari CV donc yu ñu sélectionné ci suñu base de données muy CV Mamadou Moustapha Diop ak CV Léo Ndour donc dinañ ko jàllale ci kanam également jox leen quelques conseils toujours par rapport ak contenu CV. jeex na kon ci kanam lay doon et puis diggoon nañ leen démb waxtaane people yi tey dañ ciy teg yi nga xamante ni ñooy def buzz ci internet ak insolite yi Bijou. parce que xam naa tey en mode accéléré la cadence la ñuy demee parce que jeudi bi d'habitude temps bi daf ñuy xoj. mais on va parler des people et puis rajouter ci insolite ak buzz du web. jeex na ci kanam lay doon Alfie comme chaque matin mu proposé ñu yu neex yoo xam ne bu ñu ko lekkee rek suñu xol féex flan la indi de courgette à la feta au jambon. À la feta et au jambon. Tout à fait. Et au jambon. Et au jambon. Feta nag laa xamul man mooy la. Feta fromage la rek fromage de brebis waaw fromage bi tudd feta. waaw fromage feta la comme li Fatou Kiné wax rek ñuy andi ay lekk yu sain. yu baax ci wér-gu-yaram. ci kanam rek ñu fi ci Pape Cheikh ak sunuy bagage yu baax les produits Sofiex Pape Cheikh. jeex na kon ci kanam lay doon ak cuisine u Alfie ba noppi dinañu am ay invité bu njëkk bi daf ñuy jàngal ay technique gu art martial bi tudd Aikido alors moom nag directement Japon la jógee lu waay mënul neexul mais qui va parler avec lui mu ngi tudd Sensei Una alors Sensei Una moom mooy ñëw léegi nii
comme ça ñu wax ci Aïkido parce que Aïkido bokk na ci art yi nga xamante ni sénégalais yi ñu ngi koy pratiquer bu baax en plus de taekwondo judo karaté ak yooyu yëpp tey donc dina ñëw bu ko defee ñu wax ci Aïkido Japon defe naa sori na ak Sénégal de wala soriwul. sori na torop de ah. sori na mos ngeen dem Japon. dégg rek. da ngeen dégg Japon rek man mos naa dem Japon. sori na wala soriwul. sori na torop. ñaata heure nga def ci avion bi. j'adore comment tu m'as demandé sori na wala soriwul yow mosoo dem Japon. mosuma dem Japon Pape dama koy dégg rek. ñaata heure nga def. si en fait dama dem ba am na benn dëkk ma jàdd foofu après ñu defaat je pense ay 10 heures de temps. Wow. pour dem Japon. léegi bi ñu yeggee juste Japon dama wàcc rek. police ma jël si ci buntu avion bi en fait. Ah ouais? Pourquoi. bi ñu jëlee ci buntu avion bi man j'avais pas compris c'est la question que je me suis posée. bon dégguma japonais sama anglais foorul noonu. donc ma jaaxle. Sénégalais yi aussi dañuy dem Japon. donc comme Sénégalais yi ma doon voyager doon xam ne ma ñëpp a jaaxle woon. alors biñ ma jëlee caxatee ma di ma am parce que seen aéroport bi dafa ngand xam nga japonais yi rek ils sont tellement dañu xarañ. donc bi ñu ma caxatee te en plus jàpp ñu ma rek dañ ma yennu c'est-à-dire samay tànk laa loolu suuf. ñu la yennoo nii wala. non dafa am ñu jàpp fii am ñu jàpp fii dañ ma yëkkati. ñu yëkkati la. biñ ma tegaatee ci laa yeewu dama doon gént te man musuma dem Japon musuma gis loolu. xam nga yow. biñ ma yennoo noonu ci aéroport bi ba teg ma. maa yeewu. te man dama doon gént ni mus naa dem Japon. alors tey on va faire cet art martial avec Sensei Una Sensei Una est-ce que mën na ñëw léegi nii ñu waxtaan ci Aïkido on va se débrouiller pour waxtaan ak moom alors Bijou nga làkk ak moom anglais ñun ñu làkk ak moom japonais bienvenue. arigato. est-ce que seen dëkk dañuy tàccu est-ce que tàccu du saaga foofu mooy du ko def. ono wallaay ono wallaay na nga def. konnichiwa la wala nan la. wala arigato la. arigato mooy au revoir. mooy maa ngi dem. ndeysaan xamul sax li ma koy wax. waaye ci loo ne. Japanese and English. tuuti English. No French, no Wolof. oh ndeysaan. How do you say hi? Hi. Yeah. Now, Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. d'accord loolu sax ni jupe. What do you wear? What do you wear? What is it? This is a uniform for martial art. D'accord. Especially Aikido. Aikido. Yes. Uniforme pour Aïkido waaye je peux lay nirool. comme si allez mu ngi ànd ak ay sénégalais ñu bàyyi la nga defaral ñu ay exercice ci Demonstration. directement Yeah. De kata. Japon la jógee Do the kata. Yeah. ak Sensei Aliou Also. Sensei Aliou dégg japonais yow bu baax a baax a baax a baax. bu ma dugal yaa may dugal. Sensei Also. defe naa lii moo tax. Oui. jógee ku jógee Japon carrément. Dëggantaan. ñëw quand même di ñu defaral culture Aïkido. c'est vrai que yéen dem ngeen fa ba tàyyi mais fii ci Sénégal bu ñu bëggee def arts martiaux yooyu noonu. dañuy ñëw ci ñu mel ni yéen. parce que yow déjà sunu xarit nga. te fii nga bokk. jërëjëf moom mi ngi jógee Japon te bokk na ci maître yi gën a mag ci Japon ah. ci wàllu Aïkido surtout. wallaahi gis nga man tam dem naa Japon. mais ni nga demee noonu laa demee. waaw bi ñu ma yëkkatee ba teg ma noonu laa yeewoo. da nga yeewu. xam nga yaa yeewu léegi sinon kii waa Chica ñu ko envoyé. d'accord. Ouais, ils sont au nombre de 90. 90. Dans le domaine de la santé la ñuy liggéey. mais dafa bari ay départements. d'accord léegi moom la ñu délégué pour le sport. am na médecine sauvetage n'importe quoi bari nañu ay kii. yaa ngi dégg mais nag chance bi ñu am. un japonais bu ñëw. il est là pour 1 an. d'accord di ñuy jàngal. parce que xam nga looy def lu ne. ki nga xam ne moom la juddoo. moo la koy dàq moo la koy gën a mën. donc il est venu mettre des corrections. te loolu dañ ko si remercier moom. di remercier ñi ñu ko envoyé dans le domaine de la coopération entre le Sénégal et le Japon. voilà. merci beaucoup la coopération boobu yàgg na. donc dañu lay bàyyi nga dem ak moom comme ça nga proposer ñu quelques techniques. alors tey principalement Aïkido. Aïkido martial bi ñu tànn. art martial bi ñu tànn. kata.
Sorry. Yo. li ñu doon def rek. waaw. li ñu doon def rek mooy kata bi ñu kii. kata bu ne. ak défense am. mais bi ngeen di ko def léegi nii kata défense la. voilà d'accord attaque d'accord. et défense. là ñaari nit ñoo koy kii. fi mu ne il va utiliser. seen force contre ñoom. deux contre kenn rek. léegi le centre de gravité lay utiliser pour mën leen terrasser. d'accord. il va attaquer par derrière. il va s'en sortir bu fekkee dafa jëlee doole rek mënul dem. faut mu utiliser seen force. aspirer seen force pour mën leen terrasser. sinon doole rek aikido am solo parce que olof Ndiaye day wax ñaar a mën kenn mais boo jàngee aikido bu la ñaar soggee nga mën leen. wallaahi lu wér. loolu moom gis nga mu ngi koy prouver mu ngi koy wane. ouais. mu ngi koy wane. wàccul waaw. andi tempo bi. morote doole kay sali léegi comme jigéen la woon ku ko gis danaan peut-être jigéen force faible ak yu demee noonu. ah c'est vrai que jigéen boo gisee da ngay foog ni yàmbar la. wala jàngalu ñu ko self défense. effectivement. léegi fii damaa ñëw bett ko. waaw. kee ñëw di ko attaqué vas-y kee ñëw di ko attaqué. ok mais léegi coup bi ma ko doon yéene pour man. daf ma placé si zone boobu comme ça coup bi man lay dal dal. la ok moom da koo fekk coup bi ñëw ci yow ok. d'accord d'accord. te dafa am équilibre buy nekk ci yow. ba ngay mën a songandoo ba ñaari nit. parce que aikido zone bi yëpp ngay ciblé. ok. c'est pas comme les autres arts martiaux. comme par exemple bu dee judo. waaw kenn ak kenn la. d'accord mais aikido toujours da ngay sóor ne. attaque en chaman. attaque chaman là. mais toujours maa ngi sóor am na kuy ñëw. ok. donc on n'est pas seul comme judo def nii rek bàyyi. là on est seul. ok yaa ngi dégg mais. ok. mais toujours. daal da ngay sóor sa kanam sóor sa ginnaaw sóor sa ñaari côté. oui ay ko doo baax na. maa la wax li naa ko rek. toujours rek maa ngi sóor ñeneen ñi. d'accord du ma bàyyi juste suma xel ci benn adversaire. d'accord. mu ngi wane beneen technique. jar naa def de.
Kotegaeshi. Behind. Là dama ko oleme. waaw di laaj paakam gis nga pivot bi mu def là tout de suite aussi simplement. Merci beaucoup. Aliou, il faut rappeler que moom dafa ñëw Sénégal pour 1 an mu ngi jógee Japon di jàngale actuellement li ñu tuddee Aikido di art martial boo xamante ni li nga ciy jàng li ñu wane ci ay techniques suivre ngeen ko léegi nii alors quel sera le message ak fu ñu ko mën a fekk. Le message mooy na ñëpp dem pratiquer ak art bu mu mënta doon. yëpp baax na. comme lu may wax toujours. Il y a peut-être de mauvais pratiquants mais aar yëpp benn la loolu c'est une parole d'un sage bu nga xam ne moom la jël en référence. Sinon pour ñun ñu ngi à l'Assegna en face église u kii bi. église u aéroport bi. en face église u aéroport bi. Assegna waaw le 77. 645. 22. 99. voilà 645 22 99 pour yéen ñu bëgg a dem defi art martial bu mu mënti doon. Aikido sensei Aliou ñëwoon seet si ñu ñëw ak sensei bi jógee Japon voilà. Sinon ku ko bëgg a découvrir aussi. Le 10 si what is name aussi place du souvenir dañuy def foofu ay démonstration ci Wajika ñoo ko organisé quoi. Le 10 de temps mardi 10. À partir de 15h. Place du souvenir. À partir de 15h. 15h. Yeah. On sera de la partie. Merci beaucoup. Merci Saté. Merci à vous tous. Merci. art martial war nañ ko dem defi il faut ñu dem defi ko parce que ndekete baax na leen ko dem defi ñu ngi gërëm bu baax sensei Aliou ak ñi mu àndal moom dafa bokk ci yeewu leen parce que à chaque fois que ñu soxla ko dafay ñëw fekk si ñu mbokk yi ba léegi rek ñu àndandoo ak yéen loolu lu ñuy def la ci arts martiaux yi gis nañu ne bëgg ngeen ko moo tax ñu wutal ko rubrique jeudi bu jot ci télévision Futur Média ci seen matinale yeewu leen 8h pile mooy doog a jot ñu jàll ci xibaaru suba gi. ñetti waxtu di 8h jot ci télévision Futur Média li leen soxal ci xibaar ñoo koy joxe bis bu jot ci waxtu wi xibaaru suba gi bu njëkk bi léegi lañ ciy ànd ak Fatima Ba Diakhaté ñu nuyooti la. ma fayti leen Pape Cheikh xibaar yi ñu doore ko ak Abdoulaye Wade mi dalaat ci kaw Macky Sall ak nguuram njiital parti démocratique sénégalais ne du nangu cour de répression de l'enrichissement illicite di condamné doomam ji di Karim Wade moom Abdoulaye Wade ni xeex bi dina ko wéyal bu jaree mu bàyyi si bakkanam dina ko def meeting boobu la ñu amaloon place de l'Obélisque moom ak waa Fonds patriotique pour la défense de la République maanaam yeneen parti yu kujje gi ci bokk ñoom ñoo nekkoon démb ca place de l'Obélisque di sàkku itam ñu bàyyi yeneen i libéraux yi nekk ci kaso bi ku ci mel na Aïda Ndiong ak Abdou Aziz Diop ñoom libéraux yi nekkoon démb ca place de l'Obélisque feesoon fa del Abdoulaye Wade nag yemu ca ndax wax na itam ci dialogue bi nga xamante ne mu ngi ko doon sàkku diggante mag njiitu réew mi di président Macky Sall moom Abdoulaye Wade ne noppi na ngir waxtaan ak Macky Sall waaye Macky du leen loo xamante ne mën na ko jàngal ci lu ñuy duppee séparation des pouvoirs ndax boo xoolee procès bu Karim Wade rek xam na ni loxo nguur gi mi ngi ci biir loolu yëpp dinañ ci ànd ak Ibrahima Kane ci suñu yeneen jotaay xibaar moom Abdoulaye Wade apériste yi tontu nañ ko xamle nañ ne nag moom njiitu réew ba woon li mu bëgg jamono ji moo di xaru bu ko defee nag mu indi leen ay jafe-jafe waaye ñoom duñu ko seetaan bu ñu sukkandikoo ak secrétariat exécutif national bu Alliance pour la République Seydou Guèye ak ñoñom ne Abdoulaye Wade jamono ji li muy def yëpp fexe rek ba Karim Wade ak ñi mu àndal génn ci kaso ba loolee moo ko waral dañ ciy teewlu reportage Salimata Seck Thierno Laurent Mendy. secrétariat national bureau politique bu APR di rafetlu dogal bi nga xamante ni préfet jël na ko ngir bañ a aaye meeting bu PDS ci loolee nag ñuy wax Abdoulaye Wade mu def ndànk. taxawaayu Abdoulaye Wade dafa nekk taxawaay boo xam ni dafa ni yëfi boppam la ak yëfi doomam ci tënk lañ ci jàngat dafa mel ni Abdoulaye Wade dafa taxaw ne tey ngeen bàyyi sama doom mbaa ma taal réew mi
waaye du ma génn àddina te sama doom génn ko jaral na ma sax sama bakken. bu ñu sukkandikoo ci Benoît Sambou li mu xamle mooy ki fi nekkoon njiitu réew mi fi mu toll nii lépp lu muy def bu maytuwul ci kawam lay këppoo. Ablaye Wade ba muy jógee Paris am na lu ko médecin wax lu leer ci tey santeem fu mu toll wér-gi-yaramam ba mu egse mu def ñetti mbir benn bi mu bind testament beneen bi mu def mu bind ñaari déclaration benn bi mu ne nañ ko génnee bu duggee kaso beneen bi nañ ko génnee bu deewee. dem ko Abdoulaye Wade ci place de l'Obélisque ci manifestation bu mujj bële Benoît Sambou di ñu xamal ni dafay wane rek ni Abdoulaye Wade jàmm bugg ci dara. am na lu mu xam am na lu mu yëg ci yaramam am na luñ ko wax ci wérgu yaramam mu jàpp ni nag dee ci mbedd mi moo ko war a gënal te xam na ni bu dee ci mbedd mi dana yóbbaale Sénégal loolu mooy mbébétam. waa APR nag ñoom daal taxaw xamle Abdoulaye Wade mu xam fi muy teg tànkam ndax lépp loo xamante ni juddoo na ci manifestation yi moom la ñuy jël comme responsable. Sénégal yéenewuñ la lii kon lankal bañal toogal bu fi xaru daganul de. ñu waxtaanee ñu dëkk ci région bu Thiès ci commune bu Fandène Kër Massamba Gueye ñoom nag dañoo taxawal ab collectif ndax boo moywul dinañ leen yëkkati fu ñu dëkk ndax autoroute à péage Dakar Thiès Touba bi ñu fa bëgg tabax loole tax nag ñoom it ñu taxaw temm ne nañ leen indemniser laata ñu leen fay yëkkati loole moo gën a wër ndax seeni kër ñoom ñoo fa nekk te foofu la yàgg nañ fii lool xel xalaatul daal ñu di fa jógee fii lekk joxuñu leen lii war dañ ciy teewlu reportage Cheikh Anta Diop Latir Diop. askan wi ñoom it génnoon doon amal assemblée générale ñoom de di naqarlu nag seen kër yi nga xam ne dañ leen nar a yëkkati lu jëm nag ci wàllu liggéey bi nga xam ne sumb nañ ko muy autoroute Thiès Touba di ab collectif boo xamante ne ñi ngi woon fii ci Kër Massamba Gueye nekk ci commune bu Fandène ñoom de seen yëmi bopp nee nañ de yëkkati leen lu war la waaye nag balañ ko def de war nañ leen jox ay ndàmpaay te it lu jëm nag ci wàllu ni ñu koy calculer de loolu waruñu ci amam ngaañ. nit ki buñ ko jëlee foofu normalement war nañ teg ci loxoom loo xam ne bu bëggaatee dëkk foofu dina fa mën a dëkk sans problème te ñun ñëpp xam nañ ni autoroute bi bis buy ñëw nekk fii terrain yi 10 millions lañ jëm wala lu ko ëpp donc war nañ au moins may ñu possibilité am indemnisation boo xam ne bu ñu fa bëggaatee dëkk du nekk problème loolu déjà c'est un grand problème dans le tracé département de Thiès bi concerne 70 villages yooyu yëpp ñi fa am seeni suuf ñu ne leen duñu leen jox dara ci wàllu suuf si bu ngeen fa deful benn pen loolu mooy signifier ni perte ngeen. li ñu souhaité mooy dédommagement banque mondiale parce que ñun ñëpp ay sénégalais lañu xam nañ autoroute bi jógee Dakar jëm si ba Diamniadio xam nañ kenn ku nekk lan lañ jox nit ñi kon je pense que loolu ñu fay nit ñi te ñun ñëpp ñu doon ay sénégalais loolu la ñu war a ñëw autoroute rek la surtout autoroute à péage. d'accord utilité publique la mais c'est à but lucratif. kon dañoo war a taxaw. fay ñu comme ni ñu dédommagé waa Dakar yi. collectif bi ëmb ñi ñu war a yëkkati nekk fii ci Kër Massamba Gueye ñoom de nee nañ seen xeex bi de sumb nañ ko te duñ ci dellu ginnaaw te terrain yi ak kër yi daanaka ñoom ñëpp am ay kayit yu leer te ki nekkoon président communauté rurale bu Fandène moom moo leen ko joxoon ci ay kayit yu leer. lekk gu baax te sell ngir rek xeex jàngoro bi di cancer nekkoon thème bis bi ñu jagleel xeexu jàngoro boobule àllarba gi bu ñu sukkandikoo nag ci ay études yoo xamante ne def nañ ko téeméer boo jël fanweer yi ñi am cancer lekk gu bon moom moo ko waral bu ñu sukkandikoo ci professeur Mamadou Diop moom dañuy teewlu ay kàddoom ci micro Fatou Kiné Deme. ni que dañuy changer suñu lekkin parce que Sénégal ku fi bëgg a jëlee ceebu jën. moom da ngay sonn rek doo ko fi jëlee waaye nañ koy defaree war na mun nañ koo changer maanaam bu fekkentee ni ceebu jën bi moitié bi yëpp day nekk légume ba pare mu nekk légume boo xam ni dañ koy consommer du nekk légume boo xam ni dañuy lekk ceeb bi daal di ko sànni dañ koy consommer quart bi mooy nekk ceeb bi beneen quart bi doog a nekk li ci des surtout jën bi. te tamit ci niñ koy toggee ñu wàññi diwlin bi bañ a tamit jël diwlin bi di ko tàngal ba muy lakk ba nga xam ne mu ngay saxaar loolu mooy li nga xam ne lii mooy message bi nga xam ne moom la ñu war a jàpp tey. article yi ñuy jot a def ak recherche bi wane ni na téeméeri cancer yu nekk fanweer yi
c'est directement lié ak suñu lekkin. tàggat yaram ak CAN 2015 bi ni ki démb Côte d'Ivoire qualifié ci finale bi ginnaaw bi mu dooree République démocratique bu Congo ñi nga xamante ne nag ñoom ñoo di Ivoirien yu nekkee fii ci Dakar kontaan lool di xaar nag seen équipe rek léegi mu indi leen ndam bi maanaam coupe bi beneen demi-finale bi tey jii lañ ko jàpp ñoom ñu ne du kenn koo xamante ne sax joxoñ na la bëgg a dajeek yow waaye Ivoirien yi lu ñu bëgg moo di képp koo xamante ne am nañ ko finale ñu dóor ko mën a jël trophée bi dañuy teewlu reportage Pape Fara ñi ngi Yunus Diatta. ñu takk seen drapeau sol ay maillot ñii sol nag ay casquette bàyyiwuñu dara ngir puus ñii di éléphant yi ñu am ndam ñu fekk leen foofu ca Sacré-Cœur doomu Côte d'Ivoire yooyu nag ñoom am nañu confiance seen équipe te nag ba ñuy tëgg hymne national ba ñoom ñëpp dañ ne tekk ca université foofu xumb lool la def ndax nun la ñuy def rek ngir mën a ñaax seen jour yooyu ay simili rek lañ ci teg kenn mënut a téye sa moroom. bi ñu demee ci mi-temps bi ba léegi ñu ngi dundee yaakaar. Pour moi, pour l'instant, je suis satisfait de la prestation. Les gars jouent correctement, il y a du jeu, il y a de l'envie. Bon, j'espère qu'ils vont continuer comme ça. bi match bi jeexee nag ñu daal di daan ñetti bal ci benn supporters yi nee nañ coupe dong la ñu bëgg. On prend la coupe, on peut inaugurer nos 2 ponts à Abidjan. Voilà. fi mu toll nii nag ñoom ñu ngay tàmbale seeni fête jëmale suba foofu ci université bu Ndakaaru. Pape Fara ñi ngi ñu koy jaajëfal beneen demi-finale bi ni ki tey jii ci ngoon la diggante Ghana ak Guinée équatoriale mi dalal compétition bile Pape Cheikh lii lañ fi yoroon ci ay xibaar laata 10h di jot. Voilà, je suis ivoirien ñun ñëpp on est ivoirien man en tout cas je supporte la Côte d'Ivoire parce que au moins yóbbu nañu foo xamante ni ñun on est content voilà je suis ivoirien on est tous ivoiriens mu ngoog 8h10 jërëjëf Fatima bu 10h jotee nga delsi bu ko defee nga yaatal xibaar yooyu la ci français lay doon ñu àndandoo ci ak suñu mbokk yi ca fajar ba tey ngeen yeewu àndandoo ak ñun yeewu leen a ngoog ni rek la ñu koy defee bis bu jot fii ba 10h la ca neex mooy bis bu ne ak couleur am xanaa rek ñu jokkoo ak suñu correspondant yi tey bëgg nañoo dem ci ñaari dëkk Tëngéej dëgg la soriwul ak Sénégal Thiès itam war ak Dakar plutôt Thiès tamit bëgg nañu fa dem parce que Cheikh Anta Diop mi ñu fa teewal sànq ba tey mu ngi def alerte ak lu mu ñu war a wax qu'est-ce qui se passe à Thiès loolu la ñu bëgg a xam léegi nii bu fekkee jàppandina Pape Samba ak Mawo ñu jot ko bu ko defee mu wax ñu lu ñu mën a jàpp ci ay xibaar foofu ca Thiès Cheikh Anta na nga def. bu baax Pape Cheikh. dégguñu la bu baax fii ci plateau bi xanaa ñu yokkal ñu ko tuuti rek ñu mën a dégg xam naa yéen ñi seetaan yéen a ngi dégg fayu nuyoom Cheikh Anta yaa ngi ñuy def alerte sànq ba tey lan moo xew Thiès. waaw Cheikh Anta Pape Cheikh Mba yaa ngi may dégg bu baax. maa ngi lay dégg bu baax waaw. waaw kon li nga xamante ne moom moo xew jamono yi daal benn lu ñuy wax benn boisson bu ñuy wax Jakarta du benn xeetu sangara. waaw soo xamante ne daal cherul xale yi ñu ngi koy amee ci diggante 200 francs ba 300 francs. waaw daanaka moom moo lëmbee Thiès ndaxte xale yi dañ koy jëfandikoo rawatina ba ci élèves yi. waaw ba tax na ki nga xamante ne moom mooy parent d'élève aussi président des parents d'élèves bu Thiès di Saliou Mbaye. waaw Saliou Ndiaye mi nga xamante ne moom daal jóg na def benn alerte ndaxte dañuy gis ne jamono yi Thiès dafa bari agression ndaxte dëkk fi nga xamante ne moom la ñuy wax ay fukk buntu mooy booy ñëw dépôt. ci yoon wi nga xamante ni moom moo jëm Tivaouane. foofu nga xam ne moom mooy juyeer bi xale yi foofu la ñuy toog ci guddi gi di ko fa consommer ndax boo demee sax da nga rendre compte ne gis nga ay xottu butéel yu bëri yoo xamante ne xale yi foofu la ñuy toog di ko jëfandikoo. waaw njar moom ñan ñoo koy defar ba di ko jaay sàngara su bon soosu. xam nga loolu am na benn société bu ko doon defar fii à Thiès mais biñ ko arrêté après dañ ko arrêté woon mais gis nañ ne biñ ko arrêté daaw ba léegi gisuñu ko woon mais dañoo tàmbali di ko gisaat fii ci diwaanu Thiès. am na ñu koy mu nekk loo xamante ne lu doy waar. président parent d'élève bi sax nee na moom gis na ay xale yoo xam ne dañuy jël dugal ko seeni cartable di ko yóbbu école bon xam nga ku koy dugal say cartable di ko yóbbu école kooku bu demee dina ci jëfandiku. te dégg naa xale yi bu ñu koy naanee du ñu yam ci tërëf dañuy def yu bon. xeex ko xuloo ko gérese. waaw boo demee sax ba ci fi nga xam ne mooy place de France guddi gi da nga leen fay fekk ensuite temps yi gis nañ ne xale yooyu aussi ñoom ñooy wër di def ay agression parce que nee na ci quartier bi nga xam ne sax moom mooy quartier 10e ak Kër Issa nemmeeku nañ fa temps yi ay samba boy yoo xamante ni jógoon nañ foofu dugg ci benn kër sàcc fa def ay agression mu nekk mbir moo xamante daal mu doy waar la ñi nga xam ne daal ñoom ñooy parents d'élèves yi nee nañ daal loolu war nañ cee mën a jóg gouvernement bi jóg ci ñu def ci ay rondu
fi nga xamante ne fa lañ koy xale yi di jëndee ak fi nga xamante ne fa lañ koy jëfandikoo ndaxte buñ ko sàgganul daal xale yi nga xamante ne ñëw surtout ñi nga xam ne ñoo nekk ci l'école yi buñ sàgganul seenam njàng dina yàqu ndax sàngara soo suñuy wax Jakarta. même bu dul agression yi xale yi di def ndax mànd bi sax mën na yàq seen wérgu yaram. waaw effectivement mën a yàq seen wér-gu-yaram parce que Jakarta xam nga dafa nekk li tax xale yi ne di ko tuddee Jakarta. dafa nekk loo xamante ne dafa yomb en même temps boo ci guuxee sax. dafa dégg naa benn guux rek boo ko ci guuxee rek dem dans le ciel xam nga loolu aussi lu doy waar la. dafa fort. voilà dafa fort sàngara su fort la sàngara soo fort Jakarta. voilà ba pare ñu koy jaayee 200 mu mel ni kuy jënd butéelu jus rek ci boutique bi. 200 ak 300 ak yeneen xeetu sangara yoo xamante ne ci ay cartouches lañ koy def te yooyu aussi dégg naa xale yi aussi dañuy cotiser ba am ay 500 wala 700 francs di ko jënd. dem toog fi nga xamante ne moom mooy place de France aussi di ko fa consommer. d'accord waaye fi nga xamante ne moom mooy buntu fukki buntu. moom mooy ci JR bi foofu guddi gi moom boo fa jaaree. am na sax ki nga xam ne mooy garde foofu JR bi nee na sax fii. képp ku fi jaar ay 21h ba 22h sax mën nañu la agressé parce que xale yi fii la ñuy toog di ko jëfandikoo. ok lu doy waar la. loolu day defe naa ni mu doyee waar ak ni ko waa Thiès xëyee tey jar na opération fippu de. waaw loolu moom jar na opération fippu parents d'élèves yeeg population yi ñëpp jóg fippu ngir xeex sàngara soosu ñuy wax Jakarta. jeex na kon toppal ñu sàngara soosu tey toute la journée bu ko defee nga wax ñu fan la mujjee ak parents d'élèves yi naka la ñu bëgg a jógee pour fippu ngir xeex ko bañati seeni doom yi di ko jëfandikoo ci école yeeg ci koñ yi ba ñàkkum kaaraange googule am itam ca Thiès ak ay dëkkam ñu éviter ko Cheikh Anta ñu ngi lay gërëm. waaw ñu ngi lay gërëm bu baax Pape Cheikh. merci je rappelle que ci kanam ñu dégg la ci rajo bi nga gën a yaatal xibaar boobu la nga xamee ni jox nga ñu ko Fatou Kiné en plus de agression yi muy indi ak ni xale yi di mel mën na yàq sax seen wér-gu-yaram. mën na yàq seen wér-gu-yaram parce que Pape Cheikh man sax dama jommi ndax ni ñuy waxee rek léegi daal dafa mel ni dañuy defar pour bourse yëpp. même xale yu ndaw yi sax. ku am 200 francs xam nga sàngara buy dem bay jar 200 loolu moom doy na waar loolu mooy wane ni xale yi moom ku la gën a tuuti sax war na koo mën a jënd donc loolu daal man je crois que il faut ñu taxaw seetlu si mais également il faut kilifa yi jël si matuwaay nu mu gën a gaawee parce que kenn xamul fan la jëm voilà kon mu ngoog loolu la ñu mën a jàpp kon ca Thiès ñu jóge Thiès ñëw fii fu soriwul ak Dakar dem Tëngéej nag ki ñu fay fekk di Abdourahmane Diallo Abdourahmane ñu ngi lay nuyu yow itam naka Rufisque Abdourahmane ñu ngi may wax ni yeggseegul dama foogoon ni moom laay dégg ci suuf noonu mais ndeke du moom Abdourahmane Diallo mooy suñu correspondant ca Tëngéej moom itam ñu jokkoo ak moom bu jàppandee rek mu wax ñu lu ñu mën a jàpp tey ci suba gi ci xibaar foofu ca Rufisque Abdourahmane na nga def. Pape Cheikh maa ngi fi. naka suba si. sant yàlla bu wér-wér Pape. Tëngéej lu ñu fa mën a jàpp tey ci ay xibaar. tey jii ci suba li ñu mën a jàpp mooy 119 agents municipaux yi nga xam ni toogoon nañu ñaari weer fayaguñu leen ba léegi tey jii mooy app bu mujj bi nga xam ni joxoon nañ leen ngir mën leen fay maanaam weer bi nii day doon seen ñetteelu weer bi nga xam ni. toog nañu te fayaguñu leen. waaw bu ñu jógee foofu noonu dem Tivaouane Peulh. gox la bi nga xam ni tamit ñu bëri ñu ngi dëkk boor boobu noonu. looloo tax sax lu jëm ci wàllum suuf si saa su ne ay problème lay am ñi nga xam ne nag ñoom ñoo fa njëkk a dëkk ñoom sax tey jii nii fas yéene nañu amal ab manifestation. ndaxte dañu seetlu ni saa su ne ay promoteurs ngi ñëw di jëli seeni suuf. waaw ñoom tamit nee nañu dañuy fipp. donc ñoom tamit am nañu ay problème waaw ñoom it am nañu ay problème oh là là. ñu delluwaat Tëngéej ñu waxaat ci lu jëm ci marché bi. ginnaaw 25 cantines yi nga xam ne jot nañ ko toj. mairie bi moom nee na dafay jël décision pour recaser ñenn ñi. waaye tamit dina commencer génne ñi nga xam ni ñoom ñoo nekk ci kaw tali bi maanaam oto yi nga xam ni. dañu gaare ci wetu route nationale bi. loolu nag opération d'urgence lañ ko tuddee. te fas yéene nañ ko amal ci semaine bu ñu jëm nii. d'accord pour jéem leen def li tubaab tudd déguerpir. waaw. ok ak lan. waaw ñu dem Ndiass. foofu nag sorewul waaw Ndiass. waaw. xam nga presque ci département Rufisque la bokk donte sax Mbour département Mbour la nekk mais jege na loolu Rufisque. effectivement. waaw am na benn dëkk bu tudd Gandoul. Gandoul. waaw dëkk boobu nag mu ngi diggante aéroport bu bees bi ak fu ñu fas yéene tabax prison bu Sébikotane. waaw ñoom nag ñoom it amuñu ndox amuñu courant te temps yi jaan yi sonnal na leen parce que yoon bi nga xam ne moom mooy autoroute à péage bi àll la woon.
donc ginnaaw bi nga xam ne toj nañu boor boobu noonu yëpp. fu mu ne ni jaan yi yëpp presque dafa daw seen biir dëkk boobu te ñoom nee nañu amuñu courant amuñu ndox amuñu lumière looloo tax sax benn daam ci ñoom sax jàpp ni nee na 18 heures la ñuy tëdd. donte sax loolu mën nañu ko xoolee parce que bu 6 heures jotee dafay lëndëm te amuñu courant. waaw. waaw ay jaan moom dëgg guddi gi moom yàlla nañ ci yàlla musal jaan ak dangaram rek. waaw loolu moom doy na waar. doy na waar kay ak lan. waaw Pape loolu lañ mën a gum jàpp tey jii nii. jeex na. waaw du tee suba mu am yeneen xibaar yu bees. jeex na kon dañ lay bàyyi nga superviser ñu banlieue bi comme Tëngéej ca li ko wër yëpp ci banlieue bu Dakar la bokk bu ko defee ca kanam bu fekkee ñun wàcc nañu nga yaatal ko ci jotaayu xibaaru télé bi wala sax ci RFM ci rajo bi merci beaucoup Abdourahmane Diallo gërëm itam Cheikh Anta mi ñu teewal ca Thiès tey demoon nañu ci ñaari dëkk li ñuy def nag léegi mooy jàll ci jóg job bëgg nañu xale bu ci xëy jóg job bi kii yaa lañ ci àndal CV yu bëri na waaye tey ni bis bu ne tànnaat nga ñaari CV. Cher, on démarre avec le CV de Mamadou Moustapha Diop qui a eu de 2010 à 2012 son diplôme d'agent technique de pêche et de l'aquaculture au CNFTPA. Pour ses expériences professionnelles de 2013 à 2014, il a été volontaire au service civique national pour une pêche durable auprès du service régional des pêches et de la surveillance de Saint-Louis. 2012-2013, stage au sein du service qualité de l'établissement sur le thème contrôle qualité des céphalopodes Bluefish. Pour contacter Mamadou Moustapha Diop, ce sera par mail à diop@hotmail.com. Nous avons également le CV de Ndour Léo qui a eu de 1977 à 1978 un DFM, diplôme de fin d'études moyennes. Pour ses expériences professionnelles de 2002 à 2003, il a été superviseur de centrale d'enrobage et de l'équipe d'intervention électrique Fougerolles, engin Caterpillar, moteur de grue Potin. 2003-2006, centre maître électricité CSE Guinée. 2006-2008, MDL Diogo, électromécanicien de maintenance et d'intervention pour l'exploration de zircon. 2008-2011, contremaître électromécanique MCM BIA, engin Komatsu, intervention maintenance, overhaul, téléchargement des VHM et suivi des rapports BAC pour les camions HD 465-7, HD 785-7, pelle hydraulique, bulldozer, chargeur, câblage et maintenance des circuits anti-incendie, intervention sur les groupes électrogènes, dépannage et maintenance des petits véhicules. Pour ses formations et séminaires, mécanique moteur, CUM, Komatsu, électricité, hydraulique sur les engins Komatsu, centre de formation BIA Dakar. Pour ses aptitudes, management des hommes, dépannage, maintenance, entretien préventif, overhaul, engin Komatsu, maîtrise des circuits électriques et hydrauliques, mécanique, gestion de la maintenance. Pour contacter Monsieur Léo Ndour, ce sera par mail à leomdlndour89 tout collé @gmail.com. xanaa technicien supérieur la njàngam mi foor na de. waaw njàngam bi foor na Pape Cheikh et Pape Cheikh ce qui est impressionnant ci CV monsieur Léo Ndour mooy boo xoolee dernier diplôme am c'était un DFM am DFM ba pare en 78 nga am expérience professionnelle boo xam ne 2002 laa commencé c'est-à-dire moom après DFM bi la commencé liggéey dans beaucoup d'entreprises de la place qui sont spécialisées dans le secteur électrique ou électromécanique d'accord am na expérience bu riche te lan moo ko permettre soo xoolee ba ci suuf da ngay gis formation et séminaire en plus de son DFM d'accord yemu ci dafa def chaque année comme li ñuy wax la dernière fois des cours de perfectionnement parce que tout évolue nekkuñu ci époque où bi mu amee DFM science bi évolué na ci diggante bi donc dafa dem def ay séminaires courts donc des formations courtes qui sont quelquefois certifiantes. dafa jàngat quoi. exactement jàng du wees parce que bi muy am DFM yow sax juddoo 1978. waaw période boobu yaa ngi def CM2 yow. déedéet foofu dafa fekk mu redoubler terminal. ah non Pape Cheikh. boobu yaa ngi def xanaa dégg nga mais teewul moom lu mu mag dafa demaat jàngaat pour xam-xamam méngoog li xew. dafa demaat jàngaat Pape Cheikh donc may joxe juste benn exemple ci benn cas boo xamante ne on dit il est jamais trop tard pour reprendre ses études. D'accord c'était un colonel qui vivait au Canada. D'accord qui
il est aujourd'hui avocat et professeur de droit. Il s'appelle Michel William Drapeau. te colonel la woon. colonel la woon. Michel William Drapeau c'est à 53 ans pendant que nit ñaa ngi xalaat retraite moom ci la dem reprendre ay études am. c'est-à-dire parcours am yëpp amul woon formation boo xamante ne moo koy permettre peut-être mu nekk colonel. Autant on avait de petites formations yoo xam ne boo ci nekkee ça te permet nga occuper benn rang. mais su fekkee da nga dem ci conférence yu mag yi. am titre colonel mënuloo sax participer. ci yenn discussion yi. parce que dafay xóot ba nga xam ne yow sa xam-xam màccul ci yooyu. donc moom 53 ans la dem reprendre ay études am. pour def une formation en droit. son baccalauréat. Il a fait son baccalauréat donc à 59 ans il est sorti et il a été admis au barreau. D'accord ñu dem ba ci biir te bu lay nettali parcours am fi mu jaar torop ba mu nekkee université pour sa vie étudiante da ngay xool ni que professeurs yi moom mën na leen jur étudiants yi mu bokkaloon grand-père lañ ko doon woowee. et pourtant moo gënoon mag ci classe bi. moo gënoon a mag ci classe bi te teewul exactement mu gëm ni que moom. lii la bëgg a doon dafa bëgg def ay études pour mën a nekk avocat. et il se trouve que actuellement Canada c'est le seul qui a un cabinet. donc c'est le seul aujourd'hui au Canada qui a un cabinet donc à Ottawa. un cabinet spécialisé en droit militaire. d'accord droit militaire en général booy jàngiwaat ay 53 ans wala plus nit yi dañ lay ree sax. sa entourage dañ dafa def liggéey ba neex ko muy bàyyi liggéey. mais dama lay jox exemple fi boo demee ci yenn école de formation yi en cours du soir. mon petit frère par exemple mu ngi bokk ak classe ak ñoo xamante ne wax nañ ko mën a jur. te baccalauréat la ñuy wut. pour dire que c'est jamais trop tard. il faut toujours c'est-à-dire perfectionnement ci nit la war a bokk. wala Ndiaye wax na ko jàng du wees. exactement ak ci looy mënti yëngu. cas bi moi ça m'a impressionné en DFM en 78 et que aujourd'hui mu am aptitude managériale. c'est formidable et je pense que c'est un exemple à suivre ak ku mu mënti doon foo mënti nekk cherche à évoluer. te du lenn moo la ci mën a dimbali mooy nga nekk à la quête perpétuelle comme je le dis tout le temps. de connaissance ci looy yëngu jëm ci xarañ. voilà ba sa moroom bu nekk ci sa domaine. bàyyi la xel comme dit Pape Cheikh. voilà am na solo démb rek maa ngi dégg Salam Diallo di ko wéy ne ñooñu cëgin lañ leen tuddee cëgin moo ko mooy koo xamante ni fu mu mënti nekk rek mooy jël premier ci domaine am. te voilà mooy cëgin ku ne nag war naa cëgin xam nga cëgin dafa yombul. war ngeen a cëgin ku ne na nga cëgin. aw cëgin dafa yombul waaye colonel moomu ca Canada cëgin na ko nekk premier et pourtant bi muy jàng ak la mu njëkk a am comme liggéey warul woon nekk avocat wala am cabinet boobu jàng du wees ak nu ngeen mënti toll bu fekkee am ngeen temps bi rek wala xel mi may leen ko na ngeen dem ngeen gën a développer seen xam-xam ci xew tey bu ko defee rek ngeen mën a jëriñ seen bopp jëriñ seen njaboot jëriñ itam seen réew jóg jooba ngoog noonu rek la ñu koy defee fajar gu jot bëgg nañu ku ci xëy ak noo mënti mel wala noo mën a toll nga jóg rek di joob yi xale yee ne joob ndax anglais ko wax waaye defe naa liggéey dafa baax ci jaam noo mën a toll liggéey rek mooy waree fu ñëpp suñu slogan bi suñu bàkku jóg job mooy soxla bu teew ay nelaw faju ko. waaw balaa nga koo xam sax nga bañ a job bi soxla meew juróomi dërëm. ba xam doo ko am de. ba xam di nga ko jënd. doo ko am de leer naa la wax. as gor moomul tàllal loxo. déedéet balaa nga koo xam sax nga ñàkk ba tàllal gàcce gi la ciy fekk sax doo ko xam. jërëjëf Kia donc mën ngeen sax ci di yónnee seen ay CV ci adresse mail bi nga xam ne ni tout le temps dafay affiché wu ci suufu écran bi bu ko defee ñu leen mën a jàllaleel gratuitement seen ay CV 8h27 mooy doog a jot ba léegi rek ñoo àndandoo ak yéen Bouba Ndour mu ngi doog a yegg si mais Bouba foo nekkoon. xam nga rek. doo doon matt géej. déedéet du loolu de. non parce que li ma jaaxal mooy yeneen jours yi fajar la fii ne. waaw mais jeudi bi comme man maay nekk chef am. day bàyyi ba. non mais c'est un papa quand même. 8h 9h mu doog a ñëw quoi. mais c'est trop. yeewu sang njaboot gi yóbbu leen école rek. franchement waaw mais jour yëpp da nga leen di. non loolu jar na baal. loolu jar na baal ah non man j'aime bien ça. xam ngeen nan la ah j'aime bien ça. man buuba mi ngeen ragalee xel rek a ma naqari. ragaluñ buuba mooy kan ba ñu war koo ragal. buuba mooy kan ba ngeen war koo ragal man looloo ma jaaxal quoi. non ragaluñ ko sax dañu. oui ma. te foog naa ne day jéem a seet lu muy sol ndax chaque jour day matt géej. non mais li ma naqari xam nga lan moo ma naqari man benn affaire rek la quoi moom jour yëpp mooy sama chef mais jeudi man maay chef am léegi pourquoi man nga bëgg maa fonto te du ma la fonto. waaw bàyyi ma expliquer. waaw mais expliquer. demande d'explication en direct. waaw explique. léegi en attendant may am ku ma jàppale ci xale yi ci kër gi. ci liggéey kii bi maanaam soxna.
ma def liggéeyu jëkkër ak yow jabar laa àndal man yow am laa jom rek. àndal. ah kon yaa def liggéeyu jëkkër ak jabar. ak jabar maay sang xale yi. Zeyna ba Philippe. ñuy sang muy solu ma def leen ci oto bi yóbbu leen ñu jàngi ma dem liggéey. léegi en attendant. xam nga. waaw da ngaa waxoon da ngay révéler tey de. non 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 tey. meilleur papa de l'année. meilleur papa de l'année. Tu es déjà élu. yaa ngi sang ay mag de. yaa ngi sang ay mag de buuba ah. gani. waaw maa ngi sang ay mag. mais c'est des xala man naka man. ay Zeyna ay affaire yi. ba léegi 7 ans la am pour man des fois mu ne ma papa. xam nga ban âge laa am. ma ne ko oui 7 ans. bu ne ma noonu aw ma 7 ans. mais c'est normal. doom moom du ma sa mag cee kanam waajuram. waaw dëgg la moom. bilaay man sama yaay buy wax ak man day mel ni kuy wax ak écoute sama doom quoi. parce que parfois dañ lay wax yenn affaire tu te dis mais ñii ñoom intérieurement pour ñoom ñaata at laa am. ah oui dañ lay tere ay affaires yoo xam ne moi dañ lay expliquer ma loo mère xam m'a ne fait xamuñu. rigoler reetaan loo na ma bari ki démb am na lu ñuy wax téléphone comme man damaa émotif gaaw a jooy am na lu ma doon jooy ci téléphone bi mu naan ma waa noppil nag jeex na. su ma si rappelé bi ma nekkee xale. mais mujj gi ree jooy bi dafa transformé wu en ree quoi ma naan ko kee kee. non non mais fan mu ne ma looy ree. ah non xam nga fan fan ngay xamee ni xale nga. di nga temps yi passé dama amoon benn tiis bu métti sama xarit benn bakken bu génn àddina mais c'est-à-dire 15 minutes yu ne sa yaay da lay woo bi ñuy dem di denc di ko denc 15 minutes yu ne mu woo la tu te sens ku am 5 ans moo tax yàlla na leen fi yàlla bàyyi amiin waay yàlla na fi yàlla bàyyi suñu waajur yi amiin comme quoi xale du mës a màgg ci kanamu papaam ak yaayam c'est vrai que nag tout le temps papa yi dañuy fiir parce que doom yi yaay la ñuy gën a jege mais c'est normal ci yaay la ñu jógee donc defe naa jege-jege bi ci yaay la donte bàyyi am nañu solo mais on dit souvent ku bëgg bayre ak barke bëggal baay. mais pourtant jigéen ñi dañuy nekk seen xarit. déedéet mais non man xam lu ma bëgg. boo da ngay tendance góor day tendance xam nga da ngay tendance. bul fexe sa doom yi gën a jege sa jabar ka yow. dëgg la wala seen yaay ka yow. non non loolu da nga koo xeex. yii man kenn du ma gën a jege samay doom. damay xeex. noonu la da ngay c'est vrai parfois nga nekk sa xaritu papa ci affaire 5 ans man sama papa bu may jël taxi bu ma ko seetaanee mu photo taximan bi téye photo bi. waaw. ba ma egg pour wax ko ni egg ndax il envoie tout le temps quelqu'un pour jël numéro licence bi numéro taxi bi ci ginnaaw ba pare naan la photo. oh là là moo tax mari bi nekk États-Unis fële. war naa gaaw ñëw de. namm nga ko de. trop. yàlla ñu yàlla bàyyi ak suñu waajur yi quoi buñ dee dund yàlla guddal seen fan. et loolu rek la ñuy ñaan 8h31 mooy doog a jot fii léegi ay minutes ñu àndandoo ak Fatou Kiné Deme waxtaanee wérgu yaram tey dina ñëw ci cancer démb la ñu doon xeex feebar bi comme at bu jot. dina am ay mbir yu mu ci indi surtout ci wàllu alimentation li ñuy lekk ak li mu mën a indi ci ay gàllankoor ba feebar bu bon boobule di cancer mën noo dal yàlla nañ ci yàlla musal donc dina ci indi ay gindi juste après publicité yi lay doon.